93.1 ak ñi ni seetaan ci YouTube bi ci chaîne bi di ADER TV di leen wax aussi bu leen fàtte di abonné tey jii di samedi yemook fukki fan ci weeru septembre atum 2022 benn waxtu di 1h jot na ba toftal ay simili ñuy jéglu bu baax ci tardement bi ci seen émission ADER ànd defar réew mi ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Ibrahima Massamba Faye tey nag ñu dalaloon ci benn ndaanaan benn kàngam bu ñuy wax Mouhamadou Ndoye Douts nekk un artiste plasticien international jóge fële ca Diender ñu war a waxtaane ak moom ci li nga xamante ni mooy wàll wi muy yëngu ngir bokk ci émission bi nag mën ngeen woote ci numéro bi di 33 896 27 86 33 896 27 86 si kanam tuuti dinañ ubbi ligne yi bu mu jokkoo gi ngir may auditeurs yi ñuy déglu ak auditrices yi ñu indi si seen xalaat wala ngir participer si émission bi salaamaaleykum Mamadou Ndoye Douts maa ngi lay nuyu di la ziare. maaleykum salaam Ibrahima maa ngi delloo nuyu di delloo ziar di gërëm ñëpp ñi ñuy déglu di sant di rafetlu teewluwaayu émission bi xamante ñëpp ñu ngi koy déglu ci zone bi. ginnaaw bi mu la nuyoo ba pare nga fay ma di la bàyyi aussi nga nuyu ak nuyoo auditeurs ak auditrices yu Kayar FM ak ñi nuy seetaan à travers ADER TV chaîne bii di ADER TV ci YouTube bi. Ibrahima maa ngi gërëm ñëpp di rafetlu teewaay bi invitation bi aussi di ko rafetlu bu baax di gërëm auditeurs yi ak auditrices yi nga xamante ni aussi ñu ngi seetaan ci YouTube bi ci ADER TV donc di leen gërëm di leen sant xam ne amuñu seen fay donc ñu ngi ak ñoom ci émission bi. merci beaucoup monsieur Ndoye tey ñi ni déglu ci Kayar FM ak ñi ni seetaan ci chaîne bi di ADER TV bu ñu bëggoon a xam kan mooy Mamadou Ndoye Douts ban présentation nga ñu mën a defal ba ñu xam yow yaay kan. jërëjëf Ibrahima man maa ngi tudd Mouhamadou Ndoye ñu may woowee Ndoye Douts maa ngi juddoo Diender màgg fi daanaka fi laa passé lu bari sama enfance après école primaire fi laa ko defee après ma amee sama entrée en sixième ma dem Thiès jànge foofu Amadou Koli Diop année blanche fa lañ fekk donc jànge Thiès jóge fa dem Sébikotane après jóge Sébikotane dem lycée Blaise Diagne jóge bi lycée Blaise Diagne dem école nationale des beaux-arts donc loolu mooy parcours bi nga xamante ne def naa ko ba yëg si tey fii di def ay exposition yu mag si àdduna bi fii la doore nag lépp fii la doore quoi en fait parce que enfance fii lañ jot nañ sax football nawetaan fii en fait donc voilà quoi donc Mouhamadou Ndoye laa tudd mais ñu may woowee Ndoye Douts. Justement mu nekk présentation bu am solo mooy mu mel ni dafa am tuuti lu xaw a bàyyi tuuti ci présentation bi. te bëri na lu ñu koy laaj. lan moo waral Douts ci. en fait Ibrahima xam nga bi may def nag école des beaux-arts presque si la Douts bi gën a génn mooy parce que dama dem école des beaux-arts def fa formation 4 ans bi may paree bi ma jógee. lycée bu Blaise Diagne foofu laa dem def concours bokk ñu admis ci concours bi war a def sama formation pendant 4 ans pour def soutenir sama mémoire de fin d'études léegi bi ma demee ba foofu dama xool aussi liste ñi jotoon génn école avant man ma gis yi ni am na kenn koo xamante ni ñoo bokk même tour mu tudd Mouhamadou Ndoye man ma tudd Mouhamadou Ndoye ma ne lii de moom suñ demee bay signé du ñu xam kan mooy kan en fait comme man Ndoye lañ ma daan wooye fii ci zone bi aussi moom lañ ma gën a xamee ñi bari xamuñu Mouhamadou Ndoye bi sax donc ma ni il faut que ma créer benn tour boo xamante ni dina permettre ñu mën a xam ni man la en fait pour ràññee ñaari duudu yi ma jël duudu bi ma def ko ma xaaj ko ci digg bi def Douts mu nekk diminutif bi ma boole ko def ko au pluriel ma jël Douts bi loolu nañ def ba Ndoye Douts boobu moo gën a siiw sax que Mouhamadou Ndoye bi donc booy def recherche sur Google ak ci n'importe quel kii boo defee Ndoye Douts di nga xam ni man la. macha allah leeral yi am na solo. maintenant dañuy gis ni bu dee métier art. bu ñu nee art rek dafa yaatu. am na plasticien bi am na comment on appelle am na théâtre kat bi dafa bëri yow nga taamu ci artiste plasticien bi. loolu lañ bëggoon a xam lan moo la motiver ba nga dem defi domaine boobu noonu ak ci naka nga ko nekkee. dafa nekk loo xam ne da nga juddu am ci don wala da nga ko jàngi ba renforcer ses capacités exactement. jërëjëf Ibrahima am na solo laaj yu mel nii parce que art moom la ñuy wax ci olof aada
ak cosaan mooy li nga xamante ni dafa nekk ci maam yi nekk ci ñun nekk ci surtout wàllu yu ma cosaan bi ma bokk muy lébu daf ci bokkaale aar daf ci nekk te aar nag pour man sama xalaat bu gàtt nit da koy judduwaale yàlla moom la ñuy wax sax ni moom mooy artiste bu mag bi ñun yàlla moom rek moo créé parce que dañuy wax wàllu création ki nga xamante ni moo créé te yàlla moom moo créé àdduna créé li fi nekk créé doomu aadama li créé yëpp donc artiste bi lan lay wax naa créateur nga mais en fait si takkandeer bi si ngay jël pour di def artiste nag dafa nekk lu doy waar mbir mu doy waar parce que li nit ñi dul seetlu rek ngay seetlu daanaka da ngay xool dëkkuwaay yi comportement yi jikko yi yooyu yëpp dafa nekk ci art dafa regroupé ay affaires yu bëree bëri man nag ci wàll bi ma féete dessin laa gënoon a gis ni moom a gënoon a si laa gënoon a am lu ma waroon a wane lu ma waroon a li may samay dëkkuwaay ni may dundee ni may si dessin laa ko mën a wane en fait parce que mode écriture la mode bind la comme ni ngay bindee français comme ni ngay bindee anglais comme dessin bind la façon waxin la xale day dessiner mais di wax li mu bëgg a wax. la ñuy wax allégorie. Voilà jërëjëf donc nit dina rëdd daal di si biir rëdd maanaam kiy seet sax ci suuf di bind da siy gis donc branche bi di tracer sax am na lu muy wax donc trace yooyu moom la ñuy tuddee ñun dessin si à partir de loolu nag mën nga si wax lu nekk donc man moyen boobu laa jël def formation pour mën a comprendre yenn yi. parce que nit moom booy dugg ci mbir il faut nga comprendre lan ngay boole ak lan pour mu nekk lenn loolu c'est mooy essentiel mooy base moom lañ lay jàngal pour former des mots par exemple nga jël A B C del alphabet bi yëpp mais jël ni bii boo ko boolee ak bii moo lay jox lii jël bii boobu aar noonu la demee formation bi noonu lay demee mais nag day fekk li may wax rek day nekk ci yow ba pare su nekkee ci yow nag après dinañ la former jàngal la pour nga mën a comprendre yenn yi da lay faciliter sa comportement loolu rek la. d'accord moom la ñuy wax ci figure de style yi. oui ñuy wax l'allégorie représentation d'une idée sous forme d'image. xam ni da ngay xool image bi rek xam lu muy tekki. comme la justice bu ñu ko bëggee représenter dañu jël benn balance. et cetera voilà nekk métier bu am solo. mais bëggoon nañu xam exactement. kañ nga commencé ak métier bi. en fait mi ngi déclenché woo. xaw na yàgg tuuti nag parce que doon naa dessiné bi ma nekkee Jandeer. amoon naa xam nga sama papa enseignant la woon ba ni mu retraité te soo xoolee sama papa aussi bu daan xale yi gënoon a ñi nga xamante ni dañuy soog a dugg école presque la ëppoon li muy yor ñooñu ñu si bëri pour nga jàngal duñu français langue bu bees lay nekk si ñoom si dessin nga doon jaar pour mën leen a jàngal donc loolu doon naa gis ni amoon na ci xëy na laay wax de parce que mën naa jóge foofu mais da ngay xam ni lu nekk ci yow la aussi sama naa grand frère boo xamante ni militaire la woon moom da daan dessiner rek njànkul donc du coup doon naa ko toppandoo aussi ba ñu mën ñëwee Sébikotane bi ma nekkee CM Sébikotane amoon benn prof dessin ñuy wax monsieur Cissé après moo ma ne woon Ndoye tey ngaa dem def école des beaux-arts gis naa ni ak dessin yi ngay def nii boo demoon foofu di nga mën a comprendre yenn yu bari quoi léegi ma demee Blaise Diagne nag comme soriwul woon école des beaux-arts mi ngi woon Point E ma doon doxantu foofu pour xool ñoom ni ñuy def affaire yooyu noonu si laa def concours bi nag ba am ko ba nekk foofu nag génne fa major de la promotion en 1999 léegi continué boobu ba léegi maa ngi ci quoi. macha allah ñuy nuyuwaale paa bi Baye Mbaye Ndoye nekk koo xamante ni ku ko xam si tundu Jandeer xam bëgg jàngam. ak bëgg mbokkam. man mii di wax ak yow nii. wala rewoon la ak sama papa Diop Faye. wax dëgg fa yàlla ñu nekk góor goo xamante ni. bu ñu daan defi examen këram la ñuy dal. bu ñu daan defi entrée en sixième boobu benn examen la woon boo xamante ni jàlloon ko beneen affaire la. moo ñu daan toppatoo wax dëgg yàlla mais. comme à l'accoutumée mënoo xàmmee doom bu mu jur ak bu mu jurul noonu la ko di ñaan yàlla aussi mu yàgg ko suñu kanam aussi di ko nuyuwaale maintenant bëggoon nañ xam yow lan mooy say exposition personnelle ak kañ nga commencé réaliser ay exposition personnelle Ibrahima man nag bi ma génnee école des beaux-arts rek yàlla daf ma xaw a dimbali mu nekkoon en 99 laa génne école des beaux-arts nekkoon si promotion bi maa fa jëloon paie après en 2000 mu amoon benn biennale bu amoon ñu amoon ay prof yoo xamante ne ay tubaab la ñu woon jamono yooyu amoon nañu benn prof bu ñuy wax Ramon Moreno amoon nañ ku ñu doon wax Elsa Despinay histoire de l'art doon jàngal
biennale bi ñëw en 2000 mu def benn expo boole ma ci man expo bi man ak samay prof artiste bu nekk benn tableau la waroon a indi carte boobu tableau boobu ñu jël ko def ko photo boobu ñu def ko carte postale donc 12 la ñu woon donc artiste bu nekk waroon exposé loolu noonu. yàlla dafa def ñu baal ñu tuuti ñu jël auditeur bi dugg ki moom xam naa njaflax na tuuti allo. allo salaamaaleykum. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. allo. Awa Sarr Jandeer. Awa Sarr Jandeer. waaw dalal jàmm ci Kayar FM ak seen bi di ADER TV. di leen sant di leen gërëm. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm aussi ci woote bi. waaw. di nuyu Doudou moom ngeen di invité. macha allah mu ngi lay fay. waaw di sama jëkkër moom sama borom kër ñoo bokk ndey ak baay. ah macha allah. ñu ko ñaanal gudd fan ak wér. amiin amiin amiin. di jëkkër ji neex a tiitaroo wax dëgg yàlla. macha allah. yàlla na ko yàlla lafal jat. amiin amiin amiin. fa mu bëgg a yegg yàlla yeggal ko fa. amiin amiin amiin. ndax Doudou bi ñu ko invité dañuy sawar. def ay témoignages. macha allah. ndax sunuy doom bi ñuy jàng. lu ne defal na lii. ba tey kenn ku si ne am nga bag macha allah. di jënd ay cahier di jënd ay livre. par carton la ko daan def. macha allah. yàlla dëgg rek la bëgg te dëgg rek laay wax. macha allah. di ko jëndal suñuy doom ay kees la ko daan def. suñu borom kër xamuñu lu cahier di jar. waaw ñu koy ñaanal daal lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. macha allah macha allah. yàlla lafal ko cat. yeggali ko fa mu bëgg a yegg. amiin amiin. ci barke Seydina Muhammad yàlla bu ko dara kar. amiin 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 amiin. moom sama borom kër ñoo bokkoon ndey ak baay waaye rëcc ñu luñ doon bokk. macha allah. ñu ngi koy ñaanal bu baax. jaajëf ñu lay yow itam ñu lay sant bu baax jërëjëf jërëjëf. di rafetlu aussi woote bi rafetlu woote bi ak témoignage bi parce que bu ñu naan diw baax na nañ ni mbokk yi ndax mbokk yaa ko wax. mu am tamit benn histoire bu ñuy nettali ci yonent bi ni bàyyi leen dafa waxoon mosoon wax saxaaba yi ni bàyyi leen ku ngeen defal lu baax wax ko am ku tontu ci saxaaba yi ni ko kon ku ñu defalati lu baax na koy wax kon témoignage yi mu nekk lu am solo justement grand ñu ñëwaat tuuti ci chronologie gu sa réalisation yi parce que suñ ko détaillé wul rek après suñ ko globalisé day xaw a compliqué tuuti léegi ñu bëggoon dem point par point bu ko defee benn bu ci nekk nga mën ñoo expliquer réellement dañu gis si bi ñuy lire si recherche yi ak à travers CV bi ñu envoyé dañu gisoon nga fu ñu bi defoon exposition et biennale internationale loolu mooy lan. Ibrahima di nga ma baal rek ma remercier kii woote sànq muy Awa Sarr donc ñooñu suñu waa kër lañu quoi. des fois témoignage dafa xaw a metti nit suy wax si yow rek dafa xaw a metti parce que doo xam ñun ay nit yu naturel lañu en fait lu ñuy def rek dañ koy def te naturellement quoi. Donc voilà pour revenir à ta question mooy exposition yi personnel yi mooy maanaam tollu nga benn diir nga bëgg am loo wane sooy wane it man su may wane aussi expo souvent damay bëgg mu am catalogue damay bëgg am genre témoignage benn écriture buy am moo tax expo personnel bokkul ak expo collective mooy li nga xamante ni da nga koy bokk ak say naataango ku nekk am lu muy wane mën na nekk nag si benn thème la ñuy liggéey ak yooyu mais bu dee personnel nag dafa am lu koy tax a jóg donc man def naa ay exposition personnelle yu ci ëpp am na catalogue am ñu ci bind ci démarche bi ma exposé sama gis-gis par rapport ak société bi donc yeneen yi dañ may sélectionné ci ay expo international aussi muy par exemple Biennale Dakar sélectionné nañ ma fi ñaari yoon benn bi sama film la mu tudd Train Médina maa ngi ko defoon en l'an 2000 film boobu ba léegi mi ngi daw ci ay festival dafa nekk actualité quoi donc après boobu ma dem Africademics yi gën a ngand laa lay wax Paris la woon Centre Pompidou ñu def Sénégal contemporain ma bokkoon ci artistes yi ñuy sélectionné après dem naa Biennale Cuba en 2006 sélectionné nañ ma foofu jot naa def États-Unis aussi dëkk bu ñuy wax Chicago lu tax may tudd yooyu aussi dafa am importance par rapport ak jaar-jaaru artiste bi donc Université de Chicago par exemple def naa fa ay genre conférence ak ay étudiants
yu 4e année ñoo xamante ni dañoo wax ñu xamuñu am nañu ay niveau yu am nii Sénégal est-ce que doo fi toog tuuti ñu lay fay nga intervenir ma leen non man damay ñibbiwaat donc def naa Espagne aussi ay exposition bien bi ci gën a ngand aussi en Espagne mooy Gijón laa ko defoon benn dëkk bu ñuy wax Gijón boobu xam naa nañ ci revenir moom moo permettre ba ma tabax CEMU Diender bi case des tout-petits bi ak centre polyvalent bi donc am naa fa benn sculpture monumentale mooy ngi mel ni comme monument de la Renaissance boo fa demee affaire boobu ngay gis noonu wala Colobane donc am na bu 7,50 m mu nekk ci benn parc public bu tudd Los Poriqueles mi ngi Gijón donc du coup instant bi jamono dem naa aussi ay expo yoo xamante ni Corée du Sud dem naa fa jaabante naa fa plusieurs fois après benn instant toogoon naa Paris aussi dem lu mel ni Arco en Espagne aussi daje fa ak roi bi aussi mu doon wër artiste bi kan la donc am na ay daje yu am solo yoo xamante ni jot nañ ko def ak ay doomu aadama ak li moom da ngay juum des fois parce que parcours bi depuis 99 ak léegi boo xoolee ay at yu xaw a kii la jamono yi ñu toll nag depuis corona bi li ci ëpp man bëggatuma di tukki lu bari dama toog fii am ay projet yoo xamante ni maa ngi ci aussi quoi mais li ëpp ci jamono yi passé nii li ci ëpp li may exposé Japon la am benn galerie japonaise bu gis samay liggéey moom laay liggéey dool à distance ma koy yónnee tableau yi moom muy def ay expo mais à travers le net ak yooyu si laay gis activités yi nu muy doxalee ba normalement su lépp jaare yoon mois d'avril bii di ñëw war naa fa dem quoi war naa dem Tokyo xool yi parce que ñoom ñu bari bëgg nañ ma gis foofu en fait. d'accord mu nekk nag ay réalisation personnelle yoo xamante ni nii am na solo maintenant suñu xoolee tamit à travers toujours ci kii bi ñu ngi gis fu ñuy def rencontre et participation internationale loolu mën nga ci revenir rencontre yi aussi ak participation yi mooy comme ni ma ko waxee rek mooy yenn daje yi nga xamante ni dañ jël ay artistes yu mag soit mu nekk par ay sélection ou bien ñu jël la invité la nga dem donc yooyu mooy comme yi ma jaar si yenn affaire yu bari yoo xamante ni dem naa ay lu mel ni ay Maroc daje fa ak ay nit ay artistes yoo xamante ni dañuy jógee ñi ay dëkk ay Côte d'Ivoire ñi ay Mali ngeen daje dañuy waxtaan def ay conférence liggéeyandoo ensemble si ay thèmes ak yooyu jot nañ ko def yu xaw a bari fii Sénégal aussi jot nañ ko def ay workshop donc raison pour laquelle sax man ma bëgg a def kër bi ma tabax Diender mu nekk genre résidence d'artiste nga xam ne damay invité samay naataangoo yoo xamante ni dañ fi ñëw pendant 1 mois ou 2 mois toog liggéey foofu noonu Diender nekk fa xamaale population bi xamaale nit ñi xool ban projet la ñuy gëstu dox ci liggéey ci après xool fu ñu koy wanee aussi. macha allah loolu ci samay projet la bokk. macha allah pour ñi nga xamante ni dañ ñu dabu ci émission bi. ñu ngi dalaloon ci émission ADER bi kii di Mouhamadou Ndoye Dout su nekk un artiste plasticien dëkk fële ci dëkk bu ñuy wax Diender. ngir bokk ci émission bi mën ngeen woote ci numéro bi di 33 896 27 86 33 896 27 86 toujours monsieur Ndoye ñu ñëw aussi ñu gis tamit ci toujours fu ñu def exposition collective loolu moom mooy lan. exposition collective mooy comme ni ma ko waxee rek mooy ñi nga xamante ni da nga koy bokkante ak say yeneen moroomu artiste donc soit mën nay nekk par sélection kenn moom moo koy organiser daal ni yow bëgg naa ci bëgg Ibrahima bëgg keneen ak keneen boole leen mais day amaale benn scénographie parce que art dafa am lu nekk ak pàccam quoi bu ñu ñëwee ci espace bi am na koo xamante ni moom mooy xool diw mooy dendee ak tableau bi mooy dendee ak tableau bi mooy dendee ak tableau bi loolu la ñuy wax scénographie donc kii organiser mën na nekk en même temps scénographe mën na jël scénographe aussi yooyu yëpp dafa am nu ñu koy liire bu ñu ñëwee ci place bi donc yooyu la moom donc collectif yi c'est ñu bari lay nekk ñoo xamante ni dañ leen di sélectionner xool ni kii ak kii dina ànd kii ak kii dina ànd ñu xool yooyu def expo yi. ah ok maanaam dafay am disposition des tableaux ñu xam ni. voilà genre liaison lay doon. bi ak bi ñoo loolu moom la ñuy wax scénographie aussi. d'accord bokkul ak commissaire d'expo bi nga xamante ni moom mooy sélectionner ñi nga xamante ni ñoo war a dem ci lieu bi aussi. d'accord léegi dañuy gis aussi tamit fu ñu def réalisation et autres. loolu mën nga ci ñëw. moom réalisation yi boo ko xoolee moo ngi mel ni comme film bi ma def Train Médina boo xamante ni maa ngi ko defoon en 2000 ci réalisation yi lay bokk. am na benn œuvre bu moo tuddee woon la toile caméléon muy kàkkatar boobu aussi ci réalisation la bokk am na projet bi nga xamante ni maa ngi ko def mais musuma ko exposé mais am na ku ko jot a jënd ma tuddee ko voyage au bout de la ville
boobu maa ngi ko defee France pendant 2 ans benn résidence boo xamante ne toog naa fa 2 ans di gëstu si li may inspiré si voyage bi ma def pendant 2 ans ay dessin la woon quoi. Donc à part loolu def naa benn œuvre bu ñu sélectionné woon biennale bi bële en 2016 ñu tuddee encyclopédie façon la pour sama gis-gis par rapport ak àdduna par rapport ak nit ñi binde ak man lu may intéressé si journaux yi àdduna bi la moo ma si intéressé loolu laa doon jël def ko mel ni kuy bindaat donc tuddee ko encyclopédie donc œuvre la bu feeñoon si biennale bële en 2016 ñu wane ko si chaîne yu bëri. Donc à part ça def naa ay installation lu ñuy wax installation maanaam dajale ay objets yu bëri pour wane embouteillage yu Dakar yi par exemple parce que man li may liggéey mi ngi nekk si dëkkuwaay yi nit ñi ñuy dëkkee donc si comportement yi da ciy feeñ ci tabax bi da ciy feeñ ci matériaux yi nekk ci dëkkuwaay yi da ciy feeñ man si loolu laay ëpp lu may liggéey en fait. D'accord. ñu tuddee ko les quartiers populaires dans son désordre architectural. Par exemple moom war na rëy xam na. Encyclopédie c'était œuvre la woon boo xamante ni c'était 600 petits tableaux yu ndaw la woon yoo xamante ni dama ko dajale woon mais bu nekk da nga siy gis ay écriture yoo xamante ni ay anglais la lii ay japonais lii ay mais damay laajte pour gëstu pour xam mot bi lan lay signifier bu fekkee soog ko coller peinture ci kawam. D'accord. sama problème tuuti quoi. mooy comme artiste plasticien. xam dañuy coller et cetera genre tableau. loolu stockage bi est-ce que du indi benn encombrement ak nan ngeen di amee organiser woo ba affaire bi du am encombrement. xam nga art moom laa lay wax dafa xaw a compliqué mën nga nekk fii léegi commencé di liggéey ñu ne waa ji est-ce que doful sax fekk na lépp li ngay def yaa ngi koy calculer am na ñoo xamante ni soo seen liggéey sax ci loolu la accumulation mooy nit ñi accumuler te boo xoolee fii des fois ki nga xamante ni moom la ñuy wax ni moom artiste la bu am na ñoo xamante ni bu leen gisee danaa may lii art la par rapport ak ñun ni ñuy disposer ay objets ci boutique yi ci marché yi ci fëggajaay bi couleur yooyu ngay gis mu lay frapper ñun des fois dañ koy jël di ko transmettre di ko yóbbu ci beneen dimension donc parce que nit moo xaw a mel noonu nit. Pourtant man say affaire yow buñ ko tegee ci boo ko tegee ci néeg bi nii bu keneen ñëwee ni da koy ranger rek yow da lay déranger parce que yow yaa xam li nga teg parce que organisation bopp la laaj sa bopp moom mooy organiser mooy xam lii yaa ko teg fii am na koo xamante bu ñëwee désordre rek lay gis danaa waaye kii moo désordonné fekk ne yow personnellement da nga ordonné moom ci lecture boppam désordre lay gis mais fekk ne yow li nga teg yépp xam nga ko. noonu la àdduna demee ku nekk ak équilibre boppam. Maintenant toujours problème bi comme on est dans une société boo xamante ni dañu yor benn vie boo xam benn culture boo xamante ni c'est la culture familiale. mooy bu ñuy dund généralement dañuy dund en famille. te comme ni nga ko waxee. ordonné benn affaire bopp la yow mi teg rek yaa xam ni lii. ma ko tegee nii fii laa ko tegee su ma soxlaa fii laay jiwalaat. maintenant parfois est-ce que exposition yi du am problème au niveau des familles. exposition yi mën na am ay problème mais comme xam nga nit ñi il faut que ñuy comprendre benn affaire il faut nga leen expliquer pour ñu mën a comprendre même xale bi jàng dox xëyul dox dañ koy tette di ko wan muy daanu di jóg dem ba xam ne lii ba créer équilibre am ñun artiste bi création moom équilibre lay seet li muy seet yëpp ci tableau bi équilibre la li muy seet ci exposition bi équilibre la moom nan lay def ba taxaw moom nan lay def ba def lii loolu la ñuy tuddee équilibre ñun si ñun donc du coup par rapport ak moo tax artiste bi aussi di am atelier parce que day bëgg a isolé wu pour créer parce que si beneen monde lay nekk aussi donc day soxla wéet day soxla nekk ci ruxam di liggéey du bëgg ku koy déranger de trop mais su waree wane nag dina wane pour ñëpp li muy def yëpp pour nit ñi la. man juste ba léegi nii dama xaw a am tuuti jafe-jafe parce que bu dee esprit sénégalais. maanaam moom day jël benn métier benn affaire boo xamante ni maanaam bu dul domaine am. du ko jox cër trop. maintenant comment est-il fait que yow après mu nekk benn oasis maanaam nga nekk ci benn famille wala benn kër boo xam ne yow rek yaa yëngu ci wàll boobu noonu peut-être ñeneen ñi mën nañ bañ a jox trop considération activité boobu est-ce que parfois loolu du indi benn frustration ou autre. des fois nit ñi nag xam nga du ñu nangu sax. waxtaan xam nga moom mooy indi lu nekk nit ki soo dul waxtaan ak moom doo xam kan la
parce que mënoon ni nit ki mu ngi jariñoo si art di dem fu nekk te joo jéem a waxtaan ak moom sax lan lay liggéey parce que Issa Samb Jo Wakam danaa wax ne art du métier xam nga métier mooy li nga xamante ni da nga koy jàng nii rek da nga koy jàng man ko mais li nga jàng comme par exemple mécanicien pièce oto bi bu yàqoo xam nga ni lii moo koy defar mënoo jël leen di ko def noonu pour mu baax non loolu moom la ñuy wax métier mais li nga xamante ni sa dënn la nekk nga koy génne di ko exprimer si ay support loolu kenn mënu ko jàngal kenn da nga koy sentir des fois dañ la naan la sa loolu la yàlla may la yàlla lu mu la cërale la parce que yàlla day sàkk ay quelques personnes ñu bari nag dañuy wax man artiste la génn nga gis mu tax mais du artiste c'est lu la doo ko sax ndamoo parce que lu la yàlla jagleel la ngay génne xam-xam di génne xam boo tegee ñu xam ni teg nga léegi foofu dafay am ñaari mots yoo xamante ni dafay xaw a rime tuuti mooy li ñuy wax intelligence ak connaissance intelligence bi mooy li nga xamante ni c'est inné loolu yàlla moo la ko mooñaalee connaissance bi mooy li nga xamante ni c'est acquise mooy da nga dem jàngi ko mooy li nga expliqué d'accord mu nekk leeral yoo xam ne dafa am solo maintenant dañu gis aussi foo def publication yi est-ce que mën nga ci ñëw waaw publication yi mooy comme expo yi nga xamante ni ñu ngi koy def soit ñu siy génne ay livres pour wane ni jamono bii de tel par exemple man bi ma amee sama 40 ans defoon naa benn expo boo xamante ni tuddewoon naa ko 40 boobu dafa ànd ak livre bi maa ngi bàyyi ay critique d'art ku mel ni Sylvain Sankale ku mel ni Issa Samb ñooñu ñëpp ñu bind ci ku nekk di témoigner par rapport ak esprit bi nga xamante ni moom laa ñëw di ko wane quoi en fait c'était 40 yi dama jëloon at bu nekk ma def benn tableau mu nekk 40 tableau laa exposé woon ma def benn performance invité ñetti artistes ak man jël benn tableau bu weex ñun ñëpp booba corona sax ñëwagul li may wax nii xaw na yàgg tuuti c'était en 2013 je pense léegi ñu sol ay tenues yu weex comme bu jëkkoon corona ni ñu daan jël seen nit ñi noonu lañ solo woon def ay gants def yëpp takk masque jël tableau bu weex di ko peinture ku nekk nag libre na pour peinture ma tudde woon ko la toile était blanche maanaam tableau bi dafa weexoon léegi lu nekk ci tableau bi rek gàkk-gàkk bu ci nekk rek ñu ñoo ko ci def donc maanaam pour wane un peu ci société bi ak adduna bi ni muy doxee adduna bi neexoon na rafetoon na mais gàkk-gàkk yi ci nekk nii doomu aadama yi ñoo ko ci def muy lu mel ni guerre yi am lu mel ni feebar yi di am yu ci bëri ñàkk toppatoo environnement bi yooyu moo indi par exemple comme bërki démb rek li xewoon dënn yi nga xamante ni ñu ngi ko doon dégg yooyu yëpp dérèglement climatique moo waral yenn affaires yi yàlla nag dañuy wan boppam après nit ñi bari dañuy tiit daal ni foogoon nañ sa àdduna day tukki donc loolu yëpp ñàkk respecter environnement bi ñuy dundee moom moo koy waral léegi nag loolu dañ ci war di gëstu ci lu bari par exemple taw yi nga xamante ni yi passé xaw na am Dakar ba am ñu ci faatu ñàkk seen bakkan yàlla neen yàlla xare àjjana donc mais loolu pour man ci jamono bi ñuy toll nii warul la am ndax Dakar depuis aéroport bi bu mag bi fa nekkoon bi mu fa jógee ba léegi boo xoolee ay catastrophe rek day am xam nga lu koy waral dëkkuwaay yi nga xamante ni léegi dañu bàyyi nit ku nekk di tabaxee nu mu ko neexee Dakar xat na tàng na mbënd yi day gën a am parce que parewuñu parce que évacué wuñu woon loolu noonu parce que nit ñi dañuy gën a yokk aussi donc yooyu yëpp nag artistes yi dañ ci liggéey nañ ci bu yàgg boo xoolee man film ma def train Médina loolu la doon wane en fait benn dëkk boo xamante ni dañ jékki-jékki doon ndox mi mel ni lu ko jël te Dakar dañuy wax ni du ville bu plate presqu'île la donc pour joxe ay exemple rek ci ñun ci yi nga xamante ni dañ ciy xool di ci gëstu lu yàgg art noonu la demee. est-ce que tamit du comme artiste bi comme ni nga waxee dama dégg sànq nga wax lu am solo mooy ci côté mbënd bi est-ce que tamit du yéen artistes yi nga xam ne mën ngeen dessiner nit ñi jël seen temps comprendre du genre est-ce que du jot ngeen dessiner boo xamante ni daf ñuy permettre à ce que wan ni ndoxu inondation bii di indi ay jafe-jafe biir Dakar am na ñu ko soxla te bu ñu defee pexe bi mën nañ ko yóbbu ci baykat yi walla yooyu est-ce que tamit du ngeen defar genre kii yooyu. xam nga Ibrahima yooyu yëpp wax naa la que gars yi dañ ci liggéey ñu ngi ci liggéey artistes yi ñu ngi ci liggéey bu baax a baax architectes yi am na ay architectes yu baax mais xam nga développement dafa am loo xamante ni ñoom lañ fi teg ñoom ñoo ñu jiitu ñoom lañ jox suñu kàddu ñoom ñooy yor affaire yi
ñooñu nag gis nga suñu doxalul dara du dox ak loo mënti indi parce que c'est les pions moom la ñuy wax ñoom ñoo nekk si mu ngi mel ni benn sareetu fas ki naan Ali fas bi bu demul day nekk foofu di wax Ali bay bëgg a dee après da ngay mujjee di dóor ay caravage mais su bëggulee dem du dem wala bu jekkee-jekki dem mu ne dafa maam ko doo si man dara loolu mooy problème bi mais nit ñi am nañu volonté ñu ngi wane si yu nekk ñu ngi wane environnement bi ni muy doxee boo xoolee biennale di am fii depuis fii festival mondial des arts nègres am fii d'ailleurs sax expo bi fi Picasso ñëpp xam nañ ko ci art bi mu jëkk defoon Dakar en 1972 man am suñu am catalogue bi si laa bokk ñu def ko fii ñu ne non ndekete ñii ñëpp jaar nañ fi mais ñii ñëpp jaar nañ fi mais ba léegi da ngay gis ni am na lu des donc li des nekkul si ñi nga xamante ni man je pense que acteurs culturels yi nga xamante ni ñoo jiitu ñoom ñoo indi problème mais il y a de très bons artistes yoo xamante ni ñu ngi Sénégal te art africain art bi nga xamante ni artistes africains yi ñu ngi koy def instant bi dafa xaw a nekk mel ni lu xew lu nekk à la mode soo xoolee dinaa citer ay artistes yoo xamante ni yu mag lañu yoo xamante ni ñu ngi Sénégal tey seen tableau yi mi ngi jar loolu ak loolu ku mel ni Omar Ba actuellement mi ngi Washington di exposé tableau yi tey boo amul ay juróom fukki millions doo ko am donc am na xale bu ndaw bu nekk Abidjan kooku bokk na ci 10 artistes yi gën a cher ci àdduna bi fi mu toll nii boo amulee xaaju milliard doo am tableau donc mais yooyu ay liggéey la yoo xamante ni dafay am ay volonté yoo xamante ni ñoo lay jàppale aussi pour nga yegg ci niveau yooyu noonu mais bu dee xam-xam bi mu ngi fi bu dee yàlla may nañu daal loolu ñun yor nañu loolu mais dafa am souvent yuy des Sénégal xam nga dafa nekk dëkk bu xaw a compliqué par exemple bu ñu bëggee defar jandeer exemple laay joxe damay jóge fii daal fii bu ñu bëggee defar jandeer da nga ci am wàll parce que dañuy waxtaan lu bari man ak yow si ay te li nga may wax dara du si dañ en général parce que xam nga maîtriser nga population bi ku mel ni yow dañ soxla sa expertise parce que Ibrahima moo ne élection yi diw mooy gagné ndooy nii lay demee damay gis ni li ngay wax noonu dafay coïncider ak lii ma ni kon Ibrahima mii kat xam nañu nekk côté bii nii bu baax a baax xam ne seen mu ngi jaafo mu ngi jëflante ak ñoom mu ngi seen biir loolu dañ ko soxla mais fii da ngay gis nit kuy def lii ni maa ngi dem def politique par exemple ñu woola fële si présidence ba nga xam ni diw mii mën na day jariñ jandeer diw mii day jariñ jandeer ñooñu ngay yóbbu pour nga xamante ni boo toogee ki nga war a toogal ñu andi luy defal jandeer mais ni xoolal ñun ñoo far fii xaar ñu dem ñun rek ñu dem fële du jariñ dara jariñul dara pour man yàq la sax parce que di nga am na ay rendez-vous yoo xamante ni dafa xaw a jafe boo ko amee da ngay bul xool sa bopp da ngay xool ñi nga xamante ni nii xam nga ni ñii bu ñu demee bu ñu waxee nañ leen déglu te bu ñu waxee dina indi dara am na ñoo xamante ni yàlla may leen fu ñuy waxee voilà man je pense que loolu moo xaw a manque sax suñu zone yi nii quoi des fois damay plonger ces questions yi nga xamante ni ñëwagul aussi effectivement j'ai compris que gars yi parfois seen rendez-vous clientèle politique la ñuy kese man je pense que loolu mooy li nga xamante ni moo ñu xaw a tardel diw moo fi nekk mais dama koy yóbbu bu ñu demee ñu waxaale problème yi nga xamante ni moo am ci zone bi diw mu ngi fii kii yàlla may na ko lii def na lii mais naa ko indi bul xool ni sama parti la nekk man nekk ma ci benn parti par exemple mais li may def pour jandeer laa koy defal sama bopp laa ko defal fii aw ma fayam jandeer vraiment te dafay li ngay wax nii dafay remonter ba nga xamante ni nii moom la suñu réew mi sax ci noonu lañ koy doxalee ci niñ ko gisee mooy boo ko dee xool léegi gars yi faratuñu nit par compétence peut-être dañ naan nañ fal diw ndax am na base politique amaana sax ñu gis Doudou Ndoye mi mu nekk benn artiste ñu dem jox ko mu nekk ministre de la santé loolu mooy problème yi loolu catastrophe la ci réew te dafa xaw a doy waar maa ngi sànq ñu buñ retourné tuuti rek maa ngi lay wax sànq na la da nga war a dessiner suñu état bi nga defaral ko tableau exposé ko wan ko ni que ndoxu inondation yi maa ngi koy imaginer nii nga defaral ko foo xam ni day am ay caniveau yoo xamante ni dañ koy jaarale noonu mu jëw ba jandeer remplir suñu napp bi bëgg nañ aussi yooyu tamit nga comme en tant que artiste nga dimbali ñu ci aussi waaw léegi gis nañ am foo xamante ni tamit bu ñëwee toujours ci parcours bi gis nañ foo xam dañu gis Mouhamadou filmographie loolu moom mooy lan ma en fait mooy comme film bi ma def rek mu tuddoon Train Médina nga xam ni maa ngi ko defoon en 2000 defee ko Belgique def fa ay 2 mois def film d'animation la boo xamante ni dem na ba festival de Cannes
dem na ci festival yi gën a ngand ci àdduna bi jot nañ ko primé ay juróom-ñaari yoon ci àdduna bi donc loolu mooy filmographie sinon am na beneen film bu ma tuddee aussi la toile caméléon mooy Kakatar mooy tableau bi nga xamante ni téeméeri tableau la woon mais benn rek la woon boobu Issa Samb Jo Wakam mu ngi ciy intervenir ku mel ni Sylvain Sankale mu ngi ciy intervenir Ndeye Rokhaya Gueye mu ngi ciy intervenir donc ak ñeneen quoi donc dama doon wane li ñuy tuddee installation si ñun suñu wàllu muy art nan mooy installation pour man installation dafa bari ay lecture si loolu laa doon wane benn tableau bi ma tuddee que 100 égale 1 l'un et le multiple aussi boo koy déglu da lay yóbbuwaat ci yàlla mi nga xamante ni dañu man kenn laa kenn mais ci biir kenn googu man am naa téeméeri tur man maay lii man maay lee man maay lii man maay lee man maay lii man maay guddi man maay bëccëg man maa jëkk man maa mujj donc à partir de yooyu aussi ñun dañ si gëstu pour mën a comprendre yenn démarches yi aussi pour amaale suñu équilibre bopp pour comprendre suñu borom aussi jéem ko comprendre sax lay wax parce que bu la ne man maa jëkk man maa jiitu yooyu pour man ça veut tout dire fii moom dara nekk fi lu dul moom kese donc création moom lañ koy delloo njukkal donc ñun comme dañ ñuy tuddee naan vous êtes des artistes donc artiste mooy kuy créer ku jéem a def ay affaire te ñun si ay kiiwam rek la ñuy jël quoi donc voilà. ci da ngeen di toppandoo quoi. waaw da ngeen di moom lépp def na ko. couleur peinture loo xalaat yàlla def na lépp. d'accord léegi ñu bëggoon a def tuuti dem ci beneen facette def benn transition. jóge ci Doundoye artiste. ñëw ci Doundoye acteur de développement. mais balaa ñuy dem ci Doundoye acteur de développement comme art dafa yaatu te sa domaine la ñu bëggoon a xam rek xëy na peut-être suñu xam-xam yeggul ci loolu. nga xalaat ni lii waroon nañu ko laajtal laajuñu loo ko ndax am na luñ bàyyi loo xam ni peut-être bëggoon nga ko waxtaan te yëg siwuñu ci su fekkee am na suñu mën nga ñu see jooyanti tuuti. non man je pense que fii nii li ñu jot a waxtaan lépp lu am solo la wane nañ parcours bi wane jaar-jaar yi wane xaw nañu waxaal sax mbébét yi yi nga xamante ni am nañ ko suñu zone par exemple Diender man fa laa tabax sama kër boo xamante ni nekkul kër kese mais kër modèle lay nekk boo xamante ni damay invité sama moroomu artistes yi loolu dina permettre ñoom ñu xamaale Diender zone bi xamaale dëkkuwaay yi ba pare mën a liggéey foofu man loolu laay def pour man sama vision pour jaay image yu Diender def naa fa Ibrahima macha allah vraiment tabax naa fa quoi tabax naa fa loo xamante ni tey kër yi nekk Dakar yóbbu luñ ko dara parce que foofu laa am foofu laay tiitaroo ku ñëw fa la may fekk soo ma fekkee tamit di nga xam ni man fii laa dëkk donc boo amee loo fay dugal nga dugal ko fa man noonu laay def dafa am solo moom la ñuy wax xubbul watali minal imaani ji voilà bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla mais boo ko toxalee day ñëw ba ci bëgg sa gox waaw voilà parce que gox boobu noonu mënoo ko fay fa nga juddoo donc lépp fa la fekk baax man pour man moo tax da nga koy delloo njukkal ni nga koy delloo njukkal mooy nit ki lay seet boo amee gan ak nu mu mën ak doye bi nu mu mënti toll bu ñëwee fekk la Diender donc bu ñëwee xamanteeg waa dëkk bi saafonteeg ñoom xam ni fii nga dëkk loolu c'est important ça vraiment damay yàlla xam na ko damay kontaan bu ma gisee nit bu bëgg Diender di tiitaroo Diender yàlla xam na ni damay kontaan quoi parce que nit amul lu dul fu mu dëkk wallaay affaire bi vraiment c'est une fierté quoi léegi ñu jóge ci Doundoye artiste comme ni ma la ko waxee léegi ñëw ci Doundoye acteur de développement léegi dañu bëggoon a xam exactement lan moo la motiver lan moo la pousser à ce que ngay def yenn réalisation yi à Diender comme ni ma ko waxee rek Ibrahima xam nga nit mënu la rëy ba gën a rëy fi mu juddoo kooku waykat yi dañ koy wax ndongo loolu mu ne nit mënoo rëy ba gën a rëy fi nga juddoo comme ñun amuñu fu ëpp Diender je pense que bay si sa wewu tànk la ñuy wax comme ni nga waxee sànq sama papa yooyu ngay wax noonu yëpp dama see teg sama bët ma gis nit ñi ni naa amee ay difficulté di jóge dëkk ak dëkk maanaam jóge Kayar wala jóge faneen ñëw war a def examen Diender parce que moo nekkoon centre bi gënoon ngand ñu am problème mu dëkkuwaay mais suñu kër lañ doon toggee may xool yëpp di gis yëpp ma gis ku am problème mu papier aussi paa bi ni mu si doon sonne bi ma demee ba nga xamante ni man it dëkk naa ci yeneen kër parce que dem naa Thiès ñëw naa Sébikotane nekk naa Dakar donc yooyu yëpp dafa ma si doon bàyyi xel ba nga xamante ni jànguwaay dafa nekkoon problème si suñu gox bi mais bi ma demee ba yàlla dimbali ma am benn exposition bu mag Espagne
mooy toile caméléon bi ma lay wax pour kennal yàlla rek man aar yóbbu na ba ma xam yu bari si àdduna aar yóbbu na ba ma sant yàlla ba tabax CM boobu noonu te nga xam ne tey lycée la presque macha allah. donc aar moo may loolu donc dem ba defar case des tout-petits bi lu ñu doon jooy ma indil leen ko defar leen centre polyvalent donc pour man delloo njukkal la sa dëkk je pense que nit ku nekk bu defee loolu dëkk yi ñu dëkk ñun day développé nit ku nekk bu amee compétence yu mu am ak xam-xam yi ko yàlla may ak xame yi mu am bu ñu développé sans iñaan sans soxor Ibrahima ñu développé dëkk bi te Jandeer nag ak Kayar zone bi yëpp dañu am ay cadre yu mag yu fi nekk mais à chaque fois da ngay gis ni affaire bi du dem justement man foofu moo ma gën a remarqué pourquoi defoo comme ñenn ñi am na ñoo xam ne pourtant y a des cadres comme ni nga ko waxee mais Jandeer intéressé wu leen chaque jour bu ñu xëyee ci seen bopp la ñuy nekk mais yow comment est-il fait que nga mën a am benn courage sacrifier sa vie boole sa vie famille ak vie commune parce que imaginer tey école du caaxaan nga indi lu mel ni lycée ñu ni noonu nga indi case des tout petits indi centre polyvalent ak yeneen yoo xamante ni yu ñuy def ci suuf nga man affaire boobu moo ma marqué ban source de motivation réellement moo la poussé à ce que à part amouru Jandeer gis nga Ibrahima yàlla soo ko gëmee xam ni yàlla li muy def nii du pour yow kese yàlla day jaarale mbir ci doomu aadama pour mu tasaare ko mooy moo waral ñuy def rajo moo waral ñuy def télévision moo waral ñuy jàng c'est pas pour yow rek kese kii di jàng alxuraan sax c'est pas pour moom kese même kii ni sëriñ la bu dee moom kese moo tax mu nekk sëriñ amul sens je pense que lépp looy def te mënoo ko partager ak doomu aadama rek pour man amul sens moo tax avant biñ ma nee lan nga gën a soxla dama leen ni école laa bëgg a Jandeer te pourtant man sama bëgg-bëgg lañ ma laaj man sama bu fekkoon ne keneen la xëy na danaan bëgg-bëgg boppam lay wax danaan ay immeuble laa bëgg wala je sais pas mais man liñ ma jox yëpp Jandeer laa ko yóbbu macha allah parce que pour man dañuy wax ne ku tabax école tëj nga prison nañ tëj prison yi moom moo gën nañ wane nit ñi ci ay jikko wane nit ñi ci bëgg seen gis nga mënoo bëgg a Dakar am na ñu la ko gën a bëgg fuuf mais boo bëggee Jandeer gii wane ni Jandeer nga bëgg lu am nga indil ko Jandeer par exemple am na ay cadres yoo xam ne man bëgguma tudd seen tur sax fii ci ay émission ak yooyu mais li ñu mënoon apporter fii nii bari na même su fekkee faluñu la sax nga indil ko fii loolu du dee pour njariñu askan wi la da nga fi am ay waajur da nga fi am ay rakk yoo xamante ni ñu ngi fi ñun difficulté yi ñu amoon yooyu pour jàng am na ñoo xamante ni tey seen xaw na ñoo faj seen aajo am na lu ñu leen noppal au moins mu nekk loo xamante ni mën nañ koo delloo njukkal suñu gox sans autant mu nekk politique ay fii laa far fële nga far man sama yoon newul ci foofar mais xam nga lan moo ma intéressé ñu ngi def ba defar dëkk bi effectivement te gis nañ ko aussi parce que ni ñu ko mën a waxee mooy boo jëlee lu toll ni école nga tabax ko Jandeer mu ñu jóge ci CM ba tey mu nekk lycée ba école tijjee ci rentrée bi am naa yaakaar ni dina am classe de terminale mu nekk loo xamante ni doomi tund bépp ñu ngi ciy jàng pourtant Jandeer la nekk am na ku gàttul wax dëgg yàlla parce que tamit am na ci doomu aadama yi ñoo xam ni noonu lañ mel parfois bu ñu xasee ba am ay considération ci nit ki boo doon féyandoog moom ci piscine sax mun la téyel ma sa poussière bi am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoom du ñu gis que lu dul lu négatif mais man vraiment affaire bi daf ma marqué daf ma touché boo xamante ni nii yàlla xam na ni mënuma ko mesurer mu loolu la ñuy wax bëgg sa gox mais ci biir loolu dañ bëggoon xam est-ce que réellement parfois naam taxul ngay def mais est-ce que yaa ngi am ay lettres de félicitations ay lettres d'encouragement si ñoo xamante ni nii ñu ngi lay encourager ci mbir bi xam nga nit moom booy def mbir te xaaroo ci dara aussi yu bari doo ko calculer en fait ngay def rek te yàlla tax naam des fois sax ma def ay démarches pour indiwaat fa leneen bi day xaw a metti dina xaw a metti mais ñu ngi sant yàlla ñu ngi ci ba léegi ambition yi ñu newoon sax ñu ngi ci ba léegi même bu ñu amulee ay ñuy féliciter di bon waa CM bi de temps en temps dina am ay lettres yu ñuy kii ak yooyu mais ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ni ñun jot nañoo def loolu sax yàlla xiir nañ ci ñu amuñu woon xelam leneen lu dul tabax loo xamante ni waa gox bi yëpp nañ ci mën a jariñoo
sant yàlla la loolu aussi. macha allah te it Ibrahima bu la yàlla dimbalee ngay dajeek nit ku nekk man damay dajeek nit ku nekk. man damay dajeek ay kilifa di toog di waxtaan di taataan si ñoom di déglu di échange ñoo xamante ni ay milliardaires lañu man moo tax tamit tey dara faxul sama bët man. damay ànd ak sama dignité. li may def maa ngi koy def. lu ma def lu lew doom la. amul dërëm boo xamante ni dinaa ko jël di ko dugal muy salte sama yëf amul. CM bi sax sama xaalis da su doon dem. même pour tabax affaire ji da su doon dem. difficulté yi ma si am sax du ma ko wax nit ñi. pour def ko rek. mais lépp dama ko def jaayante ko def ko mu nekkoon année bu difficile ba nga xamante ñu ngi commencé boobu maa ngi soog a am doom muy soog a juddu mais yëpp dama ko doon bàyyi di ñëw fii nii. nii lii naa ko def boobu aw ma kër aw ma dara mais dama ko jaayante. mais je pense que nit ñi bu ñu doon jaayantee noonu dëkk bi fii defar Jandeer neex na defar Ibrahima. mais suñu booloowul ànd bokk doole di dóorandoo tamit lii lay andi quoi. macha allah dafa am lu ma sama waajur daan wax. Jofay di ñaan yàlla mu yërëm ko. daf ma daan wax ni ma booy def. te yàlla tax. yàlla mi tax ngay def moo lay sàmmal boppam moo lay aaral boppam. mu ni nag booy def ngir nit ñi léegi yàlla nattoo la benn dof boo xam ne mooy jóge fa la daal sa kaw ba tax nga découragé mais am nañ yaakaar ni li ngay def yàlla moo tax doo ci mas a découragé malgré effort yooyu ngay def bëggoon nañu xam exactement yow lan moo lay déranger ci Jandeer xalaat nga ni lii moom ça ne va pas quoi. man de je pense que dañoo am Jandeer dafa am population bu jeune boo xamante ni yàlla may na leen ñu nekk ay ñoo xamante ne am nañ daraja ci dëkk bi ñoo xamante ne ñii ay docteur lañu ñii ay magistrat lañu ñii ay corps de métier boo bëgg am na fii nii Jandeer donc am ñoo xamante ni yàlla may na leen place yu kawe tamit mais je pense que dañoo desee toog waxtaan sans xeebante nag. parce que nit ki mën nga ko ëpp ay diplôme mu ëpp la xam-xam ah. Ibrahima mën nga ko ëpp ay affaire bi xam-xam nekkul ci ay diplôme. ki lay firil sax alxuraan du dafay jàng alxuraan moo tax mën la ko firil de. mën nga ko jàng te doo ko xam. am na ñoo xamante ne yàlla may na leen facilité boobu nga xamante ni bu ñu toogee nit bu ñu waxee nañ leen déglu. am na ñoo xamante ni bu ñu waxee seen kàddu bu jógee rek nañ diw mii mooy kan. mais ñun ñëpp bu ñu boolee suñu doole jooju noonu. kii nekk présidence kii nekk lii kii jege lii kii jege kii wallahi azim du yàgg ñu defar suñu Jandeer. sans nag autant damay def ndax parce que il faut ngeen defal ma def déedéet da ngay def pour bëgg gox bi. da ngay def pour sa rakk yi fi nekk da ngay def pour sa waajur yi fi nekk. esprit patriotique. voilà da ngay def pour ni Jandeer gi soriwul te Jandeer soriwul Dakar Ibrahima. effectivement. Jandeer fu neex a defar la. te suñu defu leen ndànk nag. danañ dem ba ñun ay doxandéem lañ fiy doon parce que nit ñaa ngi wut ci Jandeer. commencé na bu baax a baax. parce que boo xoolee àdduna ak jamono ni muy doxee nii ci Sénégal da nga xam ne Dakar amatul dëkkuwaay te Jandeer moo gën a jege ka Dakar. te am yàlla may nañu suñu suuf si baax na. ay doomu baykat lañu yàlla mu ngi ñuy dimbali ñu ngi suturloo mais defar ko bu ñu toogee waxtaan jikko yëpp boole jikko yi. sans nekk di xëccoo ay parti politique ay lii ak wallaay ñu defar ko bu gaaw bu ñu bëggee hôpital suba mën na fi am accident yi fi jot a am yële temps yi passé nii bu ñu toogoon manko wallaay commencé nañ sapeur pompier bi fii bu yàgg. am na nu ñuy doxalee rek ndox bi ñuy wax nii foo la ñaata forage boo jóge fii ba ñuy dem ba am ay problème ndox. parce que ñàkk déggoo moo ko indi mais suñ toogee dañuy régler ni dëkk bii dañuy régler problème am ñu régler ko dëkk boobu tamit bu ñuy di xeex pour lii ñu ci xeex bu dee pour defar Jandeer la defar tund wi ñu defar ko bu gaaw. donc Dakar mënul nekk premier commune rurale bu xamante ni moo nekk Sénégal. Jandeer di moins léegi après ñuy toog ba moment yi di am ay problème sax ndox wala ay problème courant di am si yenn dëkk yi. vraiment te am ñoo xamante ni nii tey normalement bu fekkee ni seen kàddu dëggu na mu am ñu ànd ak ñu war a àndal ñu toog wax parce que du yow rek yaay def liggéey bi. jige président taxul nga mën a wax président yenn affaire yi mu lay dégg mais dañuy soxla ñi dëkk fii nii nga xam ne ay kàngam la ñu toog soxla nañ docteur yi fi nekk ñu wax problème yi ñuy jànkonteel fii parce que suñu problème mooy bu ñu amee fii nii ay malade wala affaire il faut ñu évacuer leen yóbbu leen ay Thiès ak yooyu ambulance yu baax sax amu fi
loolu yëpp war na fi mën a. yoon yu baax aussi am ak yoon yu baax am fi soo xoolee accident yi fii am temps yëpp da ngay xam ni fii c'est pas normal sax oto di moytu oto rek daal di mu indi ay jéey yoo xamante ni kenn xamul nuñ koy nettalee. c'est pas normal. mu nekk loo xamante ni comme ni nga ko waxee sànq. dafa am lu ñuy wax am jàng ak jàngoro. xam nga jàngoro yor am jàng ba pare di tiitaroo naa am naa diplôme sàngam te amaloo njëriñ dëkk ba kooku jàngoro la. kooku du jàng. pour man diplôme comme li nga Cheikh Anta Diop di wax rek ñi mu wax ni intellectuel mu ni l'intellectuel c'est quelqu'un qui met son intelligence à la disposition de sa localité. képp kuy jariñ ab gox rek. intellectuel mais ñun suñ problème majeur mooy damay am sama sagaru licence wala sama sagaru maîtrise wala sama sagaru docteur ñëw di puukare woo am naa nangam am naa nangam te am lu ma njëriñ dëkk bi. ñun yooyu taxu ñoo jóg li nga wax ni képp kuy déglu Jandeer li ñu yitteel mooy nañu boole. teg querelle politique yi. teg distinction d'appartenance politique yi. bu politique jotee ku nekk dem farifee te ñu wan ni ñun defar Jandeer defar tund bi moo ñu tax a jóg. ñu àndandoo maaseendoo di xàcceendoo dóorandoo. Jandeer amul yoon bu baax. à 65 kilomètres de Dakar. moom capitale bi 65 kilomètres. voilà te ñun ñu ngi envahir suñu foncier. boo ko dee xool liñ nar a dal mooy toog ci pund teen bi aw mar di la bëgg a rey. parce que foo laal ñu ne kër tool diw la wala kër diw la. ñun ñu fi juddoo tey dañuy am jafe-jafe dëkkuwaay. kooku jot nañu bàyyi ci xel. réussite nag. nekkul Ibrahima mën a xëy joxe dépense wala Ibrahima di faj ay soxlaam pour man loolu du réussite. réussite mooy li nga fexe yow li nga réussir tund bi yëpp di si gis seen bopp. ci loolu laa tuddee réussite man. en fait di ñëw di tiitaroo nii wala yooyu man yooyu moom franchement du ma ko ñeewee nit. man ki may ñee toujours mooy ki nga xamante ni man moo ma gën a bëgg sama gox. franchement man kooku laay ñee. bien vrai que li nga wax noonu am na loo jot a def mais am na loo defagul. bëgg nañ xam li nga defagul ni ñu ko mën a tënkee mooy lan mooy say ambition ci Jandeer. Ibrahima comme ni ma la ko waxee man sama kër Jandeer laa ko tabax. je pense que mooy toxu si Jandeer. pour sama ñi nga xamante ni ñoom ëppay moyen te ma xam leen te nga xamante ni fu ma dëkk nañ ma fa seet si. su ñëwee dinañ leen mën a proposer ne leen ñun de suñu dëkk baa ngi nii lii de soxla woon nañ ko lii wax soxla woon nañ ko xëy na man awma lépp parce que kii day am lii kii am lee kii am lii kii am lee ñu xool ñu ñuy jàppalee dëkk bi. je pense que loolu moo tax na si li gën a motiver aussi mënoon naa tabax feneen Ibrahima. mënoon naa tabax sax Dakar mais fii laa ko indi parce que fii laa bëgg a defar mais defuma ko dans des ambitions aussi politiques. que mu leer si bopp nit ñi. amoo agenda politique amoo agenda politique. mais dama ko def parce que ki dëkk si dëkk bi mooy mën a xam problème mu dëkk bi moom mooy mën a xam aussi ni ñuy defaree dëkk bi aussi moo tax ma delluwaat fii nii sama cosaan ñëw fi ku ñëw mën ma fekk boo ñëwee di nga mën a duggandoog man si dëkk bi mën a saafonte waa dëkk bi xam suñu problème mu dëkk lan la. donc je pense que loolu aussi tax na ba am na man jot naa jëndal fii ay nit yoo xamante ni dañ mu ñëw fekk si Jandeer rek ne ma fii lañ bëgg te loolu aussi bu ma fekkul woon duñ ko mën a bëgg. te ay nit yoo xamante ni peut-être mën nañu dimbali si yeneen ëllëg man si loolu laay wax ma gisee koo xamante ni mën na ma jariñ ëllëg dama laa ne kañ dem Jandeer. kañ dem sama dëkk buñ demee foofu loo ñu mën a apporter du ñu ko apporter donc je pense que noonu loolu la ñu war a def te li ñu defagul mooy li nga xamante ni ñëwagul. mais bis bu ñu yàlla dimbalee ba nga xamante ni dëkk nañu lu ñu ci mën a def lu ñu mën a dañ may waxtaana ak samay mag samay xarit nga xamante ni ay docteur la ñu xool suñu développement Jandeer lu ñu koy defee. ñu ngi ciy waxtaan si yu bari am nañu ay ñoo xamante ni aussi suñuy mag yu baax la ñu ko mel ni Akon Ndoye bu Toor. wax dëgg yàlla ku ma nawloo la. koo xamante ni man ku ma neex la ku bëgg gox bi la aussi. effectivement malgré yàgg na Amérique trop mais da ngay xam ni ku bëgg goxam la. en fait man genre nit yooyu man dama leen di tiitaroo sax. xam nga ku mel ni docteur Daour. nga xam ni boo amee problème Thiès docteur ak kii Guèye. Lamine Guèye docteur Lamine Guèye. ak ñi nga xamante ni aussi ay commissaire Astou Ndiaye bi nga xamante ni mu ngi Thiès nga xam ni seen famille yi ngi fii. ñooñu ñëpp dañ leen di tiitaroo ba nga xamante ni Bàcc Mbay ñoom ñëpp Amar. bu bayax donc ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi si dëkk bi dañ leen di tiitaroo. parce que ñooñu kat saa foo leen fekk seen gox yi ñuy liggéeyee. boo nee Jandeer nga dëkk ñu bàyyi leen doon def mel ni colonel Abdoulaye Diop. ñooñu ñëpp ñu ngi fi léegi
man je pense que fii daal Ibrahima motivation yi bu amee. wallaay ñu liggéey fii lu yomb la. lu yomb la lu yomb sax. macha allah macha allah. mais ñàkk déggoo kii faralu ma woon si élection yi kii nii mais ñun xooluñu loolu. xam nga lan la ñu xool lu ñuy def ba indi fii dara. indi fi dara rek yow. man je pense que mooy yoon bi gën a gaaw sax pour nga def politique. soo indee li ngay indi. moom moo gën a gaaw pour nga def mais defoo fi dara bëgg ñu tànqal bu ñu kenn tànqal. Ibrahima man je pense que nit ñi nag dañu war a bàyyi tànqal nit ñi ay lu tax faraloo ma pour lan. mais def fi dara moo gën. soo fi defee dara. yow buñ la waree faral nan la faral. day yomb sax si yow pour man. mais defoo fi dara bëgg ñu sonn. bu ñu politique bi jotee rek lañ leen di gis. vraiment bu ñu ñëwee di la jox ay xaalis fii à gauche à droite jox leen ma nii boo leen ma defee lii bu ñu ma defaloon liggéey bi li koy gaawal mooy ngeen fal ma. pour man yow da nga ñu fontoo sax. doo defar dara heureusement léegi population bi yeewu nañ ko. léegi yeewu nañ xam na ni gars yi ci bëri léegi dañuy naxee. moo tax léegi moom vraiment population Diender man dama gis beneen xar kanam. ci askanu Diender. parce que nag li ma dama toogoon benn jour ma déglu Baye Dawour. di ko nuyuwaale. si Diender. mu ni fii si tund Diender. laneen nit mën na koo jaay waaye du xam-xam. ku yor laneen xam-xam moom. faneen nga koy jaayee mu sax mais fii du si tund Diender. parce que lu ñu soxla rek am na fi. macha allah donc lenn rek moo ñu manqué mooy booloo. te damay am faral di am kersa xam nga man awma sax habitude. di dem ci place di feeñu nit naaka Diender la dëkk. mais bu ñu xamee ni Diender nga dëkk. façon biñ lay accueillir wala ni ñuy taxawee say yitte sax yow da ngay am kersa. kon ce qui veut dire que ñun Diender. li ñu manqué mooy comme ni ngay woote nii booloo. te Ibrahima ma dolli si bu ñu boolawee tamit foog ñu yëgoo. parce que yëgoo moom mooy dooley mbooloo. donc bu ñu boolowee te yëgoowuñu tamit dara du dox parce que kii di dem fii président woo na waa Diender nga gis ay ñeenti nit sélectionné seeni nit daal di dem waxtaan ni Diender moo leen ñor. Diender lañ doon waxtaane ñëw waxoo leen ñu dara aussi pour man amul sens Ibrahima. tubaab mooy wax tout ce qu'on fait pour toi sans toi et contre toi. wallaay man damay wax ni tey su ma ni président ni woon Ndoye soxla naa la dama laa soxla audience ñi ma xam si Diender ñëpp nañu ànd ak man de. suñu ñëwee ma ne que président yaa ma wóol de mais man ñii laa dëkkal de problème la ñu am bu toll nii lii. ñun nag bëggoon nañ ba nañ fiy jógee ñu fajal ñu ko parce que lii pour gis la sax dafa jafe. sa calendrier mayu la ko. donc lii la ñu soxla man je pense que loolu mooy defar dëkk. mais dem nii dem ay yooyu amul sens pour man. moo woowoon de man de franchement su ma woowoon ni ma Ibrahima dama la soxla dinaa ko ne Ibrahima Faye nga soxla. wala Ibrahima Faye pour mu représenter Diender. bu boobaa man mii xam naa lott naa ci représenter Diender dinaa xool ñi mën a représenter Diender. ñu ànd ak moom jéem a ànd ak ñoom. wallaay jéem a te ñun soxlawul Ibrahima ñun yàlla dimbali nañu soxlawuñu dara yi kenn. kenn soxlawuñu ko. macha allah ku am say nëbbatu nag di nëbbatu ak yooyu man bu fekkee da ngaa bëgg a jëndal defal Diender man pour je pense que jarul ngay nëbbatu jarul ngay nëbbatu si lenn damaa demoon fii damaa demoon fee li nga taxaw bon exposé que lépp kenn mënu ko wax mi ngi noonu maintenant yow ban appel ngay lancé population bi ñuy déglu. bon comme maa la koy wax rek population bu jeune la ñu am Diender ba xoolee donc yàlla dimbali nañu ba am nañu ay cadre yu bëree bëri nañu jéem a xool ni ñuy mànkoowee jubboo mën a defar gox te gox yi aussi pour ñu defar ko Ibrahima sànq xaw nañ ci brosser tuuti dafay laaj ci quartier yi ñu organiser wu aussi pour mën a waxtaan. quartier moo mën a war a waxtaan ak moroomu quartier mais sinon ay division lay indi yoo xamante ni du ñu xam ëllëg ak si biir fu mu ñuy jëmee te du am benn sens. ay yàlla dafa def ay village yoo xamante ni population bi bareegul noonu te mu ngi commencé di ñu jeune lañu aussi ba xoolee nawetaan yi ni muy demee rek ak équipe de football yi am ci biir di nga xam ne ay population bu jeune lañu yor. moo waral ñuy créer fii ay ASC à gauche à droite créer fii ay kii ak yooyu. te yooyu suñ dul waxtaan suñu biir rek day indi ay jaxasoo ëllëg ak si biir ay xeex ay waa koñ bi dañoo bañ waa koñ bi yooyu yëpp mën nañ ko éviter mooy ñuy toog di waxtaan tant que amuñu benn affaire boo xamante ni pour Diender yëpp la di indi ay problème kuy wax Diender nag doo yem si village tel wala village tel il faut que ñuy def ay rencontre ay symposium di waxtaan si li jëmale kanam gox bi. par exemple gox fii li ñu fa war a waxtaanee bari na man wax naa ba sonn. nee naa ne fii tant que amuñu par exemple mbay yi ñuy bay ñu def la tuuba du yàqu. gis nga soble temps yii dafa lamboon fii Ibrahima. ñu dem ba soble nekk jama mais baykat yi duñ si mën a jël ñoo tax jaay nañ ko bi muy lamb.
te pourtant mënoon nañ toog ba moment bu mu baaxee ñu jaay ko ñoom ñu gis ci seen bopp bu boobaa dañuy régler problème yi ñuy wax naa ay immigration clandestine nga xamante ne ay gaal doon na jóge xëy na ay Kayar wala jóge feneen wala ay Mboro wala feneen ak feneen wala zone bi tellement riche richesse bi fi nekk boole ko ay nit ñu jàng nekk fi aussi bu ñu toogee waxtaan juboo mën nañ fi def créer lu nekk fii nii lu nekk mais dañu xaw a dispersé wu pour man dañu xaw a dispersé wu justement di profité waale ci comme li nga wax sànq muy ñu comme nawetaan ñu ngi ci te football dafa nekk foo moo xamante ni dafa war a boole bu boolewul war ta xàjjale te waruñu di nangu di tabax ci juróom-ñeenti weer ñëw yàq ko ci ñaari weer wala ñetti weer jandeer ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu nawetaan ñëwee nañuy tanante moytu violence te xam ni lii polo ak ree day di tubaab di wax après la pluie c'est le beau temps dañoo liggéey ba ñëw vacances jot ñu ànd fawandoo def ko loisir waruñu ci gaañante waruñu ci xiiroo waruñu ci ŋaayoo jaru ko nañuy wàcc waat tension yi di dem fo yi parce que bientôt comme def nañ tirage comme niñ ko waxee dañuy dem Bayax war a football yi nawetaan dëkk yi dëkk am na dëkk yoo xam ni ay ASC ñaara nga fa dinañ daje ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi jarul xiiroo jarul ŋaayoo ñett rek moo am ci mpo dañu lay gañe baa nga gañe baa ngeen match ni wax dëgg yàlla te saa bu daje amee rek forcément dina am benn boo xam ni day am wa te fii nag li gën a indi problème mu nawetaan yi léegi soo ko xoolee mooy bu jëkkoon association sportive et culturelle cours de vacances da doon am culture da doon am setal di am ñuy defar mais setal sax gëj naa ko gis ci dëkk yi te loolu kat moo daan permettre chaque altine ñu xam ni altine baykat yi moom duñu dem bay altine kat dinañ génn pour setal pour defar suñu dëkk boobaa dina wàññi feebar yi yooyu du am dañ xam ni ñuy defaraate dëkk bi mbedd yi ñu ngi koy defaraate donc yooyu yëpp danaan am bu jëkkoon mais léegi amatul football rek la ñuy def diw moo gañ a diw moo ñu ngi xon ñu ngi ut ay ñuy xon yooyu rek moo fi am léegi donc lële da daan boole bale bu nit ñëpp dajalee di boole dinañ xam ni kat fii boo fi sànnee dana naan fii bu fi sànneeti démb lañ ko defar donc yooyu moo daan defar dëkk ba nga xamante ni feebar yi ak nawet bi ñu nekk nii dañ daan mën a an sën yi di ko an di ko dajale di ko taal di bay ñax yi nga xamante ni day jege kër yi trop jaan yeeg yooyu yëpp di am parce que si zone rurale lañ nekk aussi dëkku baykat lañu nekk yooyu yëpp dañuy dund ak ñoom donc yooyu yëpp dañ ko daan fagaruwaale bu jëkkoon mais léegi amatul donc moo tax problème yu bari di xaw a soog si dëkk dafay baax trop sax mooy ñi bàyyi xel population bi parce que dundooy mii moom seetaan football rek moo ko intéressé supposons fexe na war nañoo organiser wu ba fexe di organiser ay nawetaan muy am jàmm dundooy mën a am courage dawal otam ndànk ànd ak njabootam toog seetaan ndànk coo sagar du xeeñ dara du am ñu delluwaat ci jàmm mais chaque fois boo xoolee jandeer ay coow yu ñàkk fayda si loo xam ni jaru ko war jot na ñu xoolaat toogaay bi defaraat ko di football nawetaan si jàmm comme ni ko ñeneen ñi parce que jandeer benn garab la rek car yi ñoo tas ngay dégg dëkk sàngam rek mais ñun ñëpp ñoo bokk fu ñuy daje ñoo bokk lu ñuy alimenté mooy tund bi nañu wàcce waat tension yi ñaan aussi yàlla foos yi bismillah dafa mel ni am na auditeur bu nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum mbokk mi kookal la ak fooy wootee tele baal ñu defar tuuti nga bougé tuuti dafa mel da nga am problème mu réseau dafa mel ni dem na est-ce que tamit jotul ñu xool mode bi ñuy defee nawetaan ñu fexe jandeer am équipe bu championnat comme yeneen yi parce que am na talent ay talent yu fi nekk mais boo ko dee xool ci nawetaan yi lañ koy calcé ñu jeexale seen carrière foofu aussi est-ce que jotul ñu jël ci def ci tuuti ay jéego wala ay jàngat mais loolu laa lay wax mooy mbooloo bi rek gis nga bu ñu booloowee fii équipe bu nekk mën na fi génn équipe bu nekk mën nañ dem pourquoi pas ba nga xamante ni sax day am centre de formation bu mag parce que fii ay talent rek ñoo fi nekk fii boo xoolee fii nii depuis ay jamono yu yàggee laa lay wax ay joueurs yu mag ñoo fi doon génn mais après duñu am chance
mën a développer fenn te pour man après day mel ni yàq la en fait parce que mënoo di fon yi rek di fo sa àdduna yëpp nga koy fo donc war nañu xool ni ñu ngi def ay nawetaan chaque année ak yooyu village yu nekk sax ñu ngi def seen nawetaanu bopp avant ñu dem si nawetaan bu mag bi pourquoi pas ñu xool ay joueurs yoo xamante ni dañ mën di daje fenn sax wala ñi nga xamante ni ñoo jiite ASC yi xool ni ñuy développé ba mën a am benn proposition boo xamante ni mën nañuy daje terrain beex di entraîner après ñu xool nan la ñuy def ba développé gën a développé suñu système pour mën a dem faneen gën a jóge fii ñu stade bi ñu nekk ni parce que stade bi moom la ñu nekk boobu ba léegi te au lieu mu avancé boobu moytul day gën a reculer parce que dañuy jël village yaa ngi divisé wu si seen biir te loolu bu jaru ko te bu jëkkoon xam nga bu ne njëgan mooy génn wala jandeer mooy génn da nga gis population bi yëpp ñuy jóge ànd nga gis nga xam ni vraiment dañ naan setal comme ni ma la ko waxee defar dëkk bi dañuy toog sax di pencoo toog naan ataaya ñu naan ñi ngi naan ataaya tey bërëb sàngam di waxtaanee problème mu dëkk bi je pense que yooyu yu am solo yu jar a indiwaat la aussi mën nañu xool comme léegi nag aussi développement day am aussi population bi ñu ci bëri xam nga bu jëkkoon ay téléphones yeeg yooyu amul léegi nit ñi dañuy tal yeneen ñu ngi dugg si yeneen mode donc il faut que ñu xool lu ñuy adopté woo pour mën a yaatal pour mën a bokk ci yeneen compétition yu gën a kawe ka yi jëlee stade bi ñu nekk fii yóbbu ko feneen mën na dem ba stade bi sax ñu gën ko defaraat ko mu am niveau bu baax boo xamante ne ni li ngay wax noonu da koy gën a yombal sax pour nga xamante ne dina dem ba am équipe boo xamante ne jandeer lay tudd mu jógee jandeer mën a dem di football yi comme ay yeneen kii vraiment boo xoolee centre fii ay Sadio Mané génne c'est juste à côté fii nii donc lu ne mën na fi génne mais lépp rek day tegu ci kaw jàmm ñu mën daal violence bi nañ ko dindi teg ne nañ xam ne ñun ñëpp ñoo bokk tund bi dañuy fo rek jarul xëccoo jarul kii man daal sama problème toujours foofu la nekk mooy nañ jël affaire bi woyafal ko xam ni sport rek la maanaam jarul xiiroo parce que ñu ngi dem bientôt le 24 suma jumul moom la ñuy démarrer parce que tiré nañ ba pare mais lépp lu mu ci mën di doon tamit nañu xam ni génnul jandeer te ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi nañu jël xiiroo beeg ŋaayoo bi teg na le nañu siy dimbali rek monsieur Ndoye ñu ngi yegg si suñuy njeexatali émission tey boo doon jeexal sa kàddu gu mujj la lay doon en tout cas dinaa defaale benn briefing bu ndaw rek parce que fii zone bi li ma fi commencé découverte yi ma fi commencé def par exemple xam nga ko côté art lañ doon wax léegi mais dans le rap gis naa fi xale boo xamante ni aussi ku ko jàppale mu dem muy Jo Mbemba benn boy la bu ma découvrir temps yi dafa mel ni am na benn auditeur allo rajo Kayar la waaw rajo Kayar la yow la kan ak fooy wootee Jande Jande foo ñuy woowee Jandeer kookal la tur bi Serigne Mor waaw yokkal tuuti kàddu gi Serigne Mor wa yokkal tuuti kàddu gi baal ñu yokk tuuti kàddu gi waaw bismillah yow la ñuy déglu yaa ngi ci émission ADER ànd defar réew mi ñu ànd dalaloon ci Mamadou Ndoye Doute waaw allo waaw Serigne Mor dafa mel ni sa réseau bi neexul de allez-y waxal waaw allez-y ñu ngi lay dégg maintenant dafa mel ni réseau bi neexul Serigne Mor xam naa ñoo ngi koy lepp ba baneen yoon rek incha allah Serigne Mor allez-y monsieur Ndoye waaw maa ngi doon wax ni que côté rap par exemple am nañu ay xale yoo xamante ni am nañu talent macha allah ñu ngi si zone bi man nag personnellement naa si jàpp sama loxo lu baax parce que fii loo gis rek ay link la ay connexion la te bu ñu newee si zone yu mel nii bu ñu leen jàppalewul ce sera vraiment dommage ñun bu ñu amee ñi xam ñenn ñi te suñuy loxo mën naa yegg fenn fi dañuy def le tout pour jàppale xale yooyu noonu nga xam ni xëy na bu ñu demoon ba am fii studio dinañu fajal yenn problème yu bari yaa xamante ni talent yi fi nekk te nga xamante ni nekkul ni art plastique la ñuy def ñu ngi ci musique ñu ngi ci leneen mën na leen dimbali ci côté boobu noonu xale boobu daal laa gis ni am na talent vraiment te maa ngi déglu ay affaire am na ñeneen ñu koy déglu aussi di ma wax di kii ku ko jàppale mu dem man personnellement sama yëf personnel laa koy def lu ma ci mën naa ko def parce que suñu zone la bokk développé ko mooy développé ñun suñu bopp donc voilà ñu ngi ci tànk yooyu
te mu ngi préparé affaire yu mag wax dëgg yàlla ku may suivre la daal. waaw Ibrahima waay. xam naa moom dëgg dafa feeñ mais bëri na. voilà loolu la quoi xam naa am na ñeneen ñu nekk ci suuf sax ñoo xamante ne ñun xamuñu leen xëy na. mais à travers loolu mën na dem ba découvrir kooku jar na invité nga déglu ko. aussi je pense que xale bu kii la quoi vraiment il est très motivé de ce qu'il fait. d'accord monsieur Ndoye mu nekk message bu am solo. allez-y ba léegi ci kaddu bi ngay jeexal. ci kaddu gu mujj donc voilà di remercier vraiment émission yi may invité nii am na solo trop. parce que di waxtaane suñu gox moom rek moo ñu mën a développer di waxtaane suñu gox lu am solo la ñii di intervenir aussi te dugg bi jafe ñu ngi leen di gërëm di leen sant xam nañu seen taxawaay. dañuy wax li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li xam naa day gàtt sax émission bi lool boo xoolee bu ñuy waxtaanee pendant 1 heure de temps parce que ñu war a développer bari na mais di sant rek di la sant di gërëm di ñaanal fii gën a développer aussi rajo yi gën a développer bokk si rajo yi gën a kawe télé bi aussi amiin amiin ak seen mode internet beeg yooyu yëpp di rafetlu di sant suñu gox amuñu lu dul ñoom macha allah merci beaucoup monsieur Ndoye comme ni nga ko waxee ni li duuf si nag bi xaju ci cin bi gars yi ñenn ñi ni waaxum gëlëm xaju ci pantre xam naa beneen yoon dañ koy waajalaat incha allah di sant bu baax di la sant bu baax yow Mouhamadou Ndoye Doutch nekk artiste plasticien international di la remercier bu baax ci sa disponibilité di sant bu baax aussi ak auditeurs ak auditrices yi ñu doon déglu à travers Kayar FM ak ñi ñuy suivre à travers ADER TV di leen wax ni bu leen fàtte aussi di abonné parce que daf ci am solo. ci micro bi ngeen amoon ci seen xarit Ibrahima Massamba Faye ci émission ànd defar réew mi ci technique bi ngeen amoon ci Sini Diop di leen sant di leen gërëm ba beneen samedi ci même heure même fréquence jaa ngeen jëf.